jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm defe naa merci beaucoup. jërëjëf ñu ngi leen di dellu nuyuwaat bu baax di leen gërëm defe naa Yewwi Askan Wi amal nañu leader yi gërëm gi mooy initiative bi ñu jël fexe ba dajale ñi ñu war a dajale parce que àdduna yàgg ñi war a ànd ñooy ànd te gëm naa ni ñi ànd ci Yewwi Askan Wi dañoo war a ànd ay leader lañu yoo xam ne ils sont complémentaires parce que nit matul yàlla ni muy bindee mbir mi nit ñi dañuy soxlawante yàlla def nag ci biir Yewwi Askan Wi def na ni leader yi ànd dañoo war a ànd parce que kenn ku ne day mottali boromam askanu Sénégal war a delloo njukkal leader yooyu parce que taxawal coalition du lu yomb waaye leader Yewwi Askan Wi war nañu delloo njukkal seeni militants ak seeni militantes ak seen sympathisants waaye delloo njukkal peuple sénégalais yëpp parce que ñun fu ñu jaar rek wax ji benn la ci yéen la ñu yaakaar yéen a ñu fi dese kon loolu lii Yewwi Askan Wi moo ko mën a am des milliers de militants yu mobilisé wu ba heure bi te amul kenn ku ñu jox fistine pour mu ñëw fii mën a toog muñ di xaar rawatina jigéen ñi nga xam ne dañoo bàyyi kër seen gannaaw lii Yewwi Askan Wi dong moo ko am ci ay militants te su doon fii rek lañ ko gis mais fii jaar ci Sénégal yëpp même chose bi lañu gis kon li ma leen di njëkk a wax mooy jàpp nañ te gis nañ lañ leen bëgg a wax mooy vous avez très bien travaillé durant ces 11 jours yi ñu weesu kenn ku ne ci yéen xar na tànk tubéyam xaarul coalition bi jox ko dërëm dugg na ci dëkk bi dem na dajeeg sénégalais yi waxtaan ak ñoom coono bu ngeen dajul amut kon gàcce gàllaama ñu ngi leen di gërëm ci taxawaay boobu parce que xeetu militant boobu yi ñu dañoo bëgg politique changer au Sénégal dañoo bëgg politique doon un engagement noble boo xam ne kenn ku ne da ngay engagé wu parce que da nga bëgg a servir sa réew mais engagé wu parce que yaa ngi xaar ay weccet yu ñu lay jox loolu dafa war a commencer ci ñun leader yi mooy ñu joxe li ñu mën a joxe yëpp humainement ba atteindre suñu limite te duñ ci xaar dara en retour du xaalis du jaajëf du ngërëm parce que da nga koy def pour sa askan da nga koo def pour sa njaboot dañ koo def pour la postérité mais jiit yu baax mënuñu dara suñu amul derrière eux une population boo xam ne am na lu mu gëm te yéen ñii am na lu ngeen gëm kon le changement lancé nañ ko ci Sénégal ce changement est désormais inéluctable mooy dara mënatu ko téye lii ngeen di gis nii ay lappi-lappi rek la parce que am kuy boo koy rendi foo jaar moo jàpp bu paaka bi jaaree ba féete boor foo jaar moo jàpp mais le changement bi ñu lancé te Yewwi Askan Wi porté ko gannaaw yàlla man gisuma lu yàlla bind ci àdduna lu ko mun a tere egg fi mu war a yegg
kon liggéey ngeen pendant ces 11 jours campagne dafa métti nelaw gi néew na lekk gi néew na nit ñi joxe nañ li ñu mën yëpp loolu lañ ci gis ñun parce que wër nañu Sénégal yëpp nag fu ne dugg nañ fa suñu victoire au soir du 23 incha allahu du lu ñuy lam-lame waaye victoire boobu lu ñu war a surveiller la jusqu'à la dernière minute te yéen xam ngeen ni ñu ko sekkal ñan lañu moo tax li ma leen bëgg a wax man li ma leen bëgg a wax lu simple la est-ce que pare ngeen pour jot seen victoire pare ngeen pour jot seen victoire loolu dafa am benn condition bu muy àndal mooy waajal leen taxaw xeex ak Macky Sall xam nga dañuy wax affaire non violence li ma leen yàgg a wax moom lay répété parce que man benn wax laa am te du caagee ni wax naa ay nit dem ci rajo yi di yóbbu ma dellu gannaaw man xaw ma loolu li ma wax dama koo gëm te duma ci dellu gannaaw dama leen ne kuy woote jàmm ñoo la ci jiitu ndax àdduna du dox ba ngeen dégg ni Yewwi Askan Wi songu na loolu du musa am àdduna du dox ba ngeen dégg ni ñun dem nañu songu te pourtant ñun xam nañ ni ñii ñun ñoo leen mën fuuf parce que la jeunesse est avec nous bu ñu sax seen morom ñoom sooy def sa caravane nee naa waxuma fii de à travers tout le Sénégal foo romb gis seen i nit waaye booy romb ci caravane seen nit ñooy fàq ñëw di la tàccu parce que 2002 bi ñuy joxe moo tax nit ñi di dem foofu kon su dee jaay violence rek ñoom xam nañ ni mënuñu waaye àdduna du dox ba ñu njëkk a song li ma leen waxoon keroog nag ci meeting d'investiture Barthélémy Dias bi fële laay waxaat man du ma wax kenn demal toog di xoole ñu lay duma ku leen dóor fayu leen parce que loolu moo koy réglé gis nga charte de la non violence xam nga mooy lan mooy ñu dem ba ni ñu tuddee équilibre de la terreur liy régler problème bi mooy ñu dem ba Macky Sall xam ni su dóoree ñu fayu loolu rek moo koy réglé waaye ay signé fii ay nangam loolu réglewul problème bi kon pare leen pour sécuriser les résultats de votre victoire de votre vote parce que li ñu daj yi yëpp ci fan yii li ñu daj balaa fan yii ci investiture yi mënuñoo nangu ñëw ba ci cappaandaw ba ñu war a ne nag wiiw am na ñu ne li ëpp ci mairie yi am soleil Yewwi Askan Wi gagné na ko mu commencé nag ci Ndakaaru gii ndax mooy la maire des mairies ñu war a seetaan nag ba ñu ne Macky Sall foqati na suñu victoire loolu kon ñun ñàkk nañu fulla ñàkk nañu fayda est-ce que ñàkk ngeen fulla kon vote bi dañ ko war a sécuriser li Khalifa Sall wax léegi moo ci am solo man dama yàgg a wax ni man gëwma ay élection bu ñuy sàcc ci ay fichier mën nañu am marge ci fichier bi waaye un peuple déterminé pour le changement dara mënu ko téye changement faw mu am bureau de vote yi ñun ñooy nekk ci biir yéen ñi yéenay nekk ci biir citoyen mooy dugg sànni kartam ngoon ñu compter carte yi signé PV li ñu wax nag yéen ñeen a war a sécuriser Khalifa wax na ko léegi xam nga ñun bi ñuy ne xale suñ daan def meew dañ daan def meew waaye dañ doon wax ni dañuy cotiser pour jënd des pots de lait lañ daan wax nag mooy suñu cotiser ba noppi mu am ñu bañ a cotiser bu dee Ziguinchor dañ naan cotise pas bois pas yërëndu daatee nag dañ ko laaj soose yi du ma ko wax fii parce que dañ naan wax naa lu garab noonu lañ koy defee ci koñ yi dégg naa am na ñu ñu yóbbuwoon fële si Ziguinchor jëlee leen xaw ma fan ñu dem ne dañuy bindu su dee waa Dakar lañu wala waa Diourbel wala waa Kaolack na ne seen mbokk téye parce que bis bu ñu fa ñëwee yërëndu daatee loolu moom jël na ci ñuy matuwaay ku bokkul ci koñ bi
mënul fal maire koñ bi mënoo bañ a dëkk ci quartier wala ci mairie ne may fal maire ba kon message bi loolu la Macky Sall waruñoo ëpp fulla saax-saaxe na fi référendum ñu bàyyi mu jàll mu sàcc fi élection législative ñu bàyyi mu jàll mu sàcc présidentielle ñu bàyyi mu jàll bu dee bëgg nañ ko fee jëlee 2024 bu ñu sàggan ba mu sàcc élection 2022 loolu moom mooy premier message bi ñaareel bi nag ngeen may ma leeral lu ndaw ndax ñun dañ koo seet ak ñoo xam ne du xam-xam du programme du vision amul dara lu ñuy présenter le peuple seen politique ñaar la fay ay nit yu nekk ci presse bi di sosal nit ñi suba ak ngoon guddeeg bëccëg fen nañoo fen ba kenn xamatul luñ doon ñaareel bi ci seen politique mooy sàcc alalu réew mi yaakaar ni mën nañu jënd Sénégalais yi dama ne képp ku ñu ne fonctionnaire nag du rek ki nga xam ne dafa def concours nekk fonctionnaire képp kuy exercer une responsabilité publique ministre nga député nga directeur général nga ak lu munti doon bu ñëwee di politique génne ay millions wala ay milliards di ko joxe ab sàcc la man maa ko wax c'est un voleur. Sénégalais yi nag dafa jot ñu récupérer leur capacité d'indignation parce que naka la ay simple fonctionnaire mu ne ñëw ci ay quartier génne xaalis bu dul jeex yor seen i mallette naan dañ koy distribuer nit ñi Sénégalais yi loolu daf leen war a ils doivent se poser des questions xaalis boobu waroon créer des emplois pour vous les jeunes xaalis boobu waroon tabax les hôpitaux waroon éclairer espace bi ñu nekk xaalis boobu waroon régler problème ndox mi moom la ñuy sàcc naan dañ koy politiquer ba pare ne kenn du ko wax nag bu soobee yàlla dinañ ko wax dinañ ko waxaat c'est des voleurs man maa ko wax te nag li gën a garaaw mooy seen bàyyi Macky Sall moo leen naan sàcc leen ndax moo leen naan je vous ai nommé à des postes pour ngeen dem gagnal ma loolu mooy sàccal xaalis bi kon sénégalais yi dañ leen ñaan na ngeen yeewu parce que nee ngeen dañ leen yeewi ki ngay yeewi nag mooy ci d'accord ni moom dafa war a yeewi dafa war a yeewu pour yeewi ko nit ñi ñëw à la veille des élections yor xaalis di leen ko jox ñooñu ñooy seen noonu ñooñu ñoo leen teg coono yi ngeen di dund ñooñu ñoo tax mënu leen génn ci situation yi ngeen di dund kon sénégalais yi la ñuy lancer appel ñooñu bu ngeen leen tànnee tànn ngeen ay sàcc bu ngeen leen bàyyee bàyyi ngeen ay sàcc balaa may dee nag ñun nga xam ne ci yéen lañu yaakaar woote ne képp ku ñu bëgg na joxe téeméeram ñu naan ay financement occulté ba naan dañuy tas coalition bi ñu ngi leen di xaar xam naa ni Antoine Diome moom dafa rek dafa rek kon lii lañ ci góorgóorlu changement bi ñu bëgg 2024 ça commence le 23 janvier 2022 à 18h à 18h war nañu commencer compter fu ñu lim ne Yewwi Askan Wi gagné na commune boobu kon loolu mooy le challenge te liggéey ngeen du leen ko may li ci des mooy ngeen am fulla am fayda ba Macky Sall bu mu ko foqati suñu loxo ma daaneel nag sama wax ci nii ñu ngi jéggalu ñëpp parce que ñëpp bëggoon nañu ñu dem seen commune Déthié wax na ko léegi waaye def nañu tout ce qui était humainement possible daw nañoo daw fu ne dugg nañu ko la ñu mënoon def nañ ko kon ku ñu jaarul sa commune rek na nga comprendre ni dañ koo mënul moo tax defuñu ko parce que ñun ñoo gën a bëgg a gagner képp ku bëgg a gagner fii ci Sénégal waaye ay nit kese lañu 14 jours de campagne dafa gàtt il y a 552 communes kon nañu nit ñi comprendre te xam ni li ci ëpp solo mooy ku ci candidat Yewwi Askan Wi sénégalais yi xam nañ ba pare luy Yewwi Askan Wi te am nañu yaakaar ci Yewwi Askan Wi loolu moo ci ëpp ci solo
kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nag ni fii nii xam ngeen li tax ñu tànn Barthélémy Dias wax naa ko keroog Barthélémy Dias dañ koo tànn parce que xam nañ ni gor la xam nañ ni gor la te gor moom la yor mairie Dakar xam nañ ni gor la du ñu teg mairie Dakar ci loxoom mu dellu di ko tayle Macky Sall parce que Macky Sall mairie Dakar boo ko teree nelaw waaye bu soobee yàlla dina fi nekk ba jóge fi te dégg wiiw mairie Dakar loolu moom du fi amee bu soobee yàlla loolu tax ñu tànn mais di commune yi ñu tànn yëpp ci Sénégal et particulièrement comme ñi ngi fii Dakar commune Dakar yëpp ñi ñu tànn dañ leen tànn par rapport à des profils ñu jàpp ni ñooñu bu ngeen leen wóoloo fii ci Parcelles Assainies bi ñu nekk Cambérène Ouakam Liberté Dieuppeul Plateau fépp daal Yoff Grand Yoff Grand Dakar HLM fépp fi ñu tànn ay candidats ñun gëm nañ ni candidats yooyu c'est des candidats valables te bu ngeen leen falee xam leen ni ñun leaders yi fi nekk yëpp laa wax na dañuy ànd ak ñoom di liggéey ak ñoom di leen jàppale boole suñu xalaat boole suñu xam-xam pour montrer une nouvelle façon de gérer des communes ba population yi gis ci seen bopp kon su ngeen di tànn xam ngeen ni au-delà des leaders vous avez au-delà des candidats vous avez choisi chacun des leaders ici présents je vous remercie.